salaamaaleykum mbokk yeeg xarit yi bienvenue à Thiès ñu ngi fii ci quartier Médina Fall école 3 plus précisément fii nag la ñu nar a amalee suñu deuxième épisode bu Gloria journée nutrition tey lu ñu nar a waxtaanee mooy ana lan la waajur di jox doomam ngir dëgëral ko jox ko santé bu gën a baax ci moom balaa ñuy xuus ci waxtaan bi nag dañuy ànd dugg ci biir ma def benn test ci xale yi. ça va Aliou Seye. yow noo tudd. Jaaju Mbay. yéen tàngal neex na leen est-ce que. Tàngal non. du ngeen lekk tàngal. non non. mosuma gis xale bu dul lekk tàngal. non non. du ngeen ko lekk. non non. mais parfois ngeen mos. oui. ñaata yoon ngeen koy lekk par exemple. par jour. une seule fois rek. une seule fois. lan moo tax ngeen koy lekk une seule fois. parce que il est bon il est très bon. il est très bon mais tàngal baax na ci santé. non. lu muy def boo ko lekkee. lu may def boo ko lekkee parce que daa baaxul si sa koor. waaw te xale ma warut a tàngal. warut a tàng tamit café. waaw. tàngal ci bëñ lu muy def. day indi ay sant tamit. day indi sant même baaxul tamit ci biir. salaamaaleykum Bijou daanaka xale yi su bëri comprendre nañu suukar si neex na torop wante warul ëpp pour seeni wérgu yaram. chips est-ce que baax na ci santé. Non. Non, ce n'est pas bon pour la santé. chips baax na ci santé. lan lay def ci sa yaram boo ko lekkee. xamoo ko. xam nga juste que baaxul. Oui. waaw yow xam nga lu muy def sa yaram boo ko lekkee. Oui, ça te donne une maladie de sang. Oui, les chips, les bonbons, ce n'est pas bon. chips ak bonbon daal ñu bàyyi. chips lu muy def ci yaram boo ko lekkee. yow xam nga ni baaxul daal. kon chips ñu lekk ci. Une fois tuuti rek. tokk chips hein. Oui. tokk chips. Oui. lu si mel ni chips yi dañ ko war a wàññi parce que dafa bëri diwlin bëri suukar bëri xorom moo tax it waruñu ko jox bés bu nekk tout tànk yi. ça va les filles. Ça va? noo tudd. Astou Mbaye. yow. Oudjama. alors Khoudia am na boisson yu ñuy def ci kii ci carton yi wala ci bouteille yéen neex na leen. Non. du ngeen ko naan. Non. ah man mi gis xale yëpp di ko naan de est-ce que du ngeen mos de temps en temps. ah. Parfois. parfois ngeen naan ko. Oui. lu tax. Parce que c'est pas bon pour notre santé. baaxul ci santé. Non. lu muy def ci yaram boo ko naanee. Ça veut te mën na la jox ay sang, tout ça. itam jus yu naturel lu lii te bëri suukar ndaxte du suukar si kese dafay am ay produits chimiques ay additifs ak ay colorants yoo xam ne mën na leen gàllankoor si seeni wérgu yaram. Bonjour les enfants. Donc aujourd'hui on est là, nous à Nestlé Sénégal. On a choisi votre école, école 3 de Médina Fall. bonjour. Bonjour. alors moi aussi je vais assister au cours comme les enfants. Soyez la bienvenue. Je peux? Oui. alors où est-ce que je me Derrière mets? ou là au bureau. ok. Ouais. d'accord. Il y a une place par là. Alors on dit bienvenue à Tata Bijou. merci Très beaucoup les bien. enfants. Alors, je vous disais qu'il faut savoir manger de façon variée, riche et équilibrée pour pouvoir respecter les 4 repas de la journée. am na ñam yoo xam ne moom ngeen war a gën a privilégier moom ngeen war a di gën a lekk parce que ñoom ñoo leen amal njëriñ ñoom ñoo leen di may vitamine ñoom ñoo leen di may nutriments mais am na yeneen ñam yoo xam ne baaxul si yéen da leen di indil feebar donc vous devez tout faire pour en manger le moins possible. Est-ce que xale su feebaree dina mën a jàng si? xale su feebaree dina mën a foo? Non, donc vous devez tout faire pour ne pas en manger, pour ne pas tomber malade. xale suy lekk tàngal bu bëri da koy may saan biiram day metti tout le temps day ne yaay sama biir day metti te moom moo ko def parce que dafay lekk tàngal yu bëri wala muy consommer chips yu bëri baaxul. Donc su fekkee ni am na ñoo xamante ne dañuy lekk loolu bu baax il faut le consommer le moins possible. Consommation à limite te tuuti rek nga si war a lekk parce que su ëppee da lay indil feebar. da lay may saan d'accord. calcium bi nag dafa am solo ndax dafay dëgëral yax te bu leen fàtte ni xale de 0 à 13 ans foofu la màggaayam di gën a gaawee kon foofu la war a tabaxee yaram bi foofu la soxla ay nutriments yu koy aar ba pare di tax muy màgg macha allah màgg bu rafet bu jaar yoon. des fois nga gis ñaari xale ñu tolloo âge kenn ki mooy gën a màgg mooy gën a poussé que keneen ki c'est parce que tout simplement keneen ki dafa am ay carences dafa am lu mu manqué. kon war nañu góorgóorlu ba suñu yoretee suñu xaalis au lieu ñuy jëndal xale yi goûter ay chips
wala ñu leen di jëndal ay tàngal yi nga xamante ne ay saan la leen di indil ay problème ñu jëndal leen ko meew ñu naan wala nga jëndal sa doom soow boo ci defee sa ñaari bekk suukar yëngal ba mu neex nga jox ko mu tëru naan yaramam mën a am calcium loolu moo ëpp solo moo ëpp njëriñ yeneen façon lekk yi nga xamante ne du leen jural lu dul ay saan wala ay feebar wax naa ko léegi xam naa ne monsieur Ndaw tamit bu jëlee parole dina ci jaaraat nañu moytu di jox xale yi tàngal yu bëri yi baaxul ci ñoom te amalu leen benn njëriñ même carte yi ma leen di jox après bu ñu xoolee ci ginnaaw bénéfice de l'aliment mënoo cee lire benn pepp vitamine ferñeent buy jóge ci tàngal di ñëw ci xale ndax amul njëriñ saan rek la leen mën a jural kon soxna yi na ngeen ci bàyyi xel bu baax a baax su ngeen ñibbee. lekkinu xale yi dafa war a sell te équilibré loolu moo tax ñu war a faraatal yenn xeetu ñam yi lu ci mel ni fruits légumes ndox bi wàññi yenn yi lu ci mel ni lu niin ak suukar su bari. damay faral di dégg nag benn phrase ñu naan ñam yi niin baaxul waruñu ko lekk man d'accorduma ci loolu parce que ñam yu niin yi ñoom it kenn demul ñu des am na rôle bi ñuy joué ci biir yaramu doomu aadama ndax boo manqué cellule ci sa yaram suux bi moom moo koy réparé moo koy defaraat macha allah ba nga mel nu mu meloon mais li ciy coow li mooy waruñu cee consommer lu bari ndax su ëppee rek feebar day dugg. Anta de wax na dëgg diwlin bi baax na torop ci xelu xale yi wante waruñu ko jëfandikoo lu ëpp. surtout ñu bàyyi les mauvaises habitudes alimentaires wax naa ko sànq xale xamul dara xale la rek soo yëkkatee xaalis nga teg ko ci loxo xale ne ko soo eggee école nga ndékki mun naa génn taseeg jaaykatu chips jënd paquetu chips am di yëy ba egsi mun naa génn gis jaaykatu tàngal wala bonbon jël di yëy ba egsi ndax jàpp na ni loolu mooy lu baax ci moom xale lu mu bëgg rek la xamul leneen mais waajur yi nga xam ne ñooy joxe xaalis waajur yi nga xam ne ñooy yóbbu xale école ñoo war a góorgóorlu xamal seen xale chips ak tàngal biscuit munoo ne da nga koy tere sa doom à jamais dootu ko lekk ci àddunaam mais da nga koy def mu yam nga xamante ne da nga koy xamal ne lii soo ko lekkee da lay lor lii soo ko lekkee da lay indil feebar kon nañ ciy dem molo ndax feebar yi bëri na encore une fois tentation yi bëri na ndax buntu kër boo dem wala boutique boo dugg chips yi mooy gën a ëpp sax ci rayon yi que yeneen xeetu ñam yi nga xam ne moo am nutriment moo am vitamine. lekkin bu sellul dina indi yenn njeexital ci wérgu yaramu xale yi lu ci mel ni ñàkkum vitamine comme vitamine A wala yenn minéraux comme fer ak calcium. mën na itam yéexal màggaayu xale yi wala wàññi seen cawarte ak seen kattan wala sax may leen yaram boo xam ne da leen di sonal loolu moo tax dañu war a seetlu lekkinu xale yi lu mu gën a sell diversifié gën a baax. journée bi sensibilisation bi ñu ci def ak élèves yi ak parents yi aussi en même temps le enseignant aussi. yaakaar naa ne dina permettre à ce que les parents suñu habitude alimentaire yi changer pour la bonne santé des élèves. bu njëkk ba xëy na xamuñu woon loolu mais biñ ko xamee maa ngi gis daal ñu ngi moytu ñamu suukar yi surtout chips bi ak yooyu parce que des fois da ngay dégg xale bu ne man de xamu woon lii baaxul donc ce qui veut dire que moom loolu dina ko moytu voilà. voilà li moo nekkoon deuxième épisode journée nutrition Nestlé ñu doon ko amal fii ci Thiès quartier Médina Fall école 3 gis ngeen xale yi nu ñu intéressé woo ci li ñu leen doon indi doon leen ko jàngal yaay yi aussi vous avez vu comment ils se sont imprégnés di poser ay questions et tout en tout cas j'espère que yéen comme ñoom jàpp ngeen li ñu war a jox xale pour mu màgg convenablement ci wàllu lekk chers internautes dama leen di lancer défi nag xool leen recette boo xamante ne non seulement dafay équilibré mais dafay baax ci xale su ko defee ngeen posté ko ci seen Instagram tagué ma man Khady Ndiaye Bijou tagué aussi vivre mieux ay surprise yu bëri dina ñëw en attendant ngeen koy defar je vous donne rendez-vous très prochainement dans un autre numéro de Journée Nutrition Nestlé.